mbokki Sénégal déglu leen ma bu baax ma wax leen ku baax kuy faj fajum cosaan ak a defar produit yu baax kooku la ñuy wax seex borom produit yu baax yi yow miy jigéen wala ngay góor nga feebar bu la jaaxal lool dawal nga seeti seex boo seetee seex mu tàggale la ak moom yow miy góor da nga amee néew kattan te mu jaaxal la loolu ba munoo dara si néeg dawal nga seeti seex sa biir rëy nga bëgg mu wàññeeku demal nga seeti seex ngay góor sa awra ndaw ba munoo si dara yokkum awra kil sutu ko fii si Sénégal ngay jigéen bëgg say fes génn ak say ans demal nga seeti seex mi ngi produit yu boo xam ni bu la ko joxee boo ko si diwee say ans day génn say fes génn say pato cornel génn boo solee baa wala robb sa forme nu fang prise de poids seex moo si aay maanaam nga bëgg a wàññi sa poids yaram karaw guy ruus seex moo si aay nga amee hémorroïde wala ndoxum siti moo xam nga amee mauvaise haleine maanaam gémmiñ guy génn xet ngay jigéen nga bëgg sa jëkkër jox la bopp nopp la lool seex moo si aay wala ngay góor nga bëgg sa jabar nopp la yow mi nga xam ni dangaa amee drépano demal nga seeti seex nga amee tànk yu miti di la sonal lool tension seex moo si ay diabète seex moo si ay nga amee ngelawul saytaane demal nga seeti seex mu tàggale la ak moo xale buy tiit guddi seex moo si ay ngay góor ñu takk la xala boo seetee seex da koy dindi si 1 minute yow mi nga xam ni dëmb dalaa jàpp seex am na cuuraay boo xam ni bu la ko joxee nga suuroo ko day daal di jëfu ngay jigéen bëgg jëkkër demal nga seeti seex yow mi nga xam ni dangaa amee prostate boo seetee seex jooni da koy dindi bëñ buy metti seex da lay tàggaleek moom nga yore asthme wala enzyme bu metti lool wala estomac cet seex da koy dindi nga bëgg a ubbeeku wala nga bëgg bayre ku la gis sopp la boo seetee seex daal di tàkk biir buy miti wala bopp buy miti boo seetee seex mu tàggale la ak moom seex a ngi noonu daf seen bànneex ak bëgg ngeen wér rek mooy li koy teel jokkoo ak moom si numéro téléphone yi muy 78 116 15 48 wala 78 475 06 06 wala 70 592 93 94 seex a ngi noonu képp ku si jokkoo ak moom moo xam nga bëgg ku la jaay produit bi wala nga bëgg a fajum cosaan boo seetee seex mu tàggala la ak lépp luy sa jàngoro seex a ngi noonu dab yi tey askan wi rek mooy li koy xabaar yi la ñu leen di baaxee tey si talaata gi yemoo fukki fan ak ñaar ci weer wi ma di leen dalal jàmm daañu leen baaxee taxawaayu njiitu réew mi ci génnu àddina su soxna bi askan wi yëy yàbbi ba si yëpp gannaaw la ko dal ca l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga Bijou Ngoné dund na lu ni mel ca l'hôpital principal na mu ko xamle danañu leen faram-fàcceel ay kàddoom ci la muy dut baaxam pajkat yi capitaine Seydina Oumar Touré ba nga xam ne ni ràjjee nañu ko ci coow la doxoon diggante Sonko ak Adji Raby Sarr fi mu ne ni nag doon na jàngalekat Queen Biz mooy tontu ñaka yàq xeteme ci sorti ga mu def xamal na leen ni nag xelam dafa màcc ci wàllu politique tàggat yaram moo di ca toftandi ni ñu koy defee saa su ne rek mbokk yi ngeen taxirlu aslëf bàkk ba jip ma daal di leen koy yaatalal. mu ngoog bàkk ba jib na nuyu naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xabaar yi ressortissant malien Guilé di Traoré ab jaaykatu tànganaa la dañu ko agressé nag jam ko ba mu jaaree fa ñàkk bakkanam gannaaw loolu la ñu yëgal kawteef ga takk der yu commissariat wu Grand Yoff guddik àllarba bi 23h jotee ma nga amee ca zone de captage ndawi commissaire Abdou Sarr yi dem ca bërëb ba Traoré mi ngi tolloon rek ci fanweeri at ak benn fekk nañu ci néew ba nag ab gaañu ci dënn gi fekk nañu fa itam paaka gañu ko faatee takk der yi am na ku ñu jot a teg loxo ngir déglu ko moom Camara dafa njëkkoon weddi ni loolee rek laale na ci ab dawalkatu charrette la toll ci ñaar fukki at ba mu janoowateeg l'enquêteur yi nag xamal na leen ni xaritam ya rëcc dañu waajaloon ay ñaawteef guddi googule faal itam bokk na rek ci suspect ya ña ngi ko jàppee Pikine ca kër xaritam bi di Njaay moom la itam teg nañu ko loxo ñe recel de malfaiteur gannaaw l'enquête ba Camara ak Fall defeere nañu leen parquet ba di leen toppee association de malfaiteurs ak meurtre 21 622 618 moo di koppar ga nguurug Sénégal yoreel El Hadji Gora Mbaye fukki at ak benn ngi nag muy daw ci ginnaaw alalam gile bu mujj bi dafa dem ca agence judiciaire u état ngir rek am lu mu fayee ay frais d'hôpital am Les Échos mi ñu baaxee xibaar wi di ñu xamal ni mujj na génn àddina gannaaw feebar gu yàgg gu ko dal dem na nag te jotul ci xaalisam fi mu ne nii nag goomu xol la lu ni mel di jur ci waa këram àllarba gi weesu la wuy ji boromam ay njegeñaaleem di xam ne ni ba si ñu génn la ànd ak doomam bu góor bi dem ci agence judiciaire de l'état bi waaye jëleewu fa dara 900 000 dong la soxla woon ngir rek mën a faju ca l'hôpital général bu Grand Idrissa Pouye ex CTO àllarba ga mu demaat l'hôpital la génn àddina moom El Hadji Gora Mbaye ab garagiste la woon bu féete woon rek rue Anne laata tali Mariste gi dafa amaloon nag ay travaux d'entretien ak réparation parc automobile au ministère de la justice lépp di woon 29 722 678 atum 2012 ñu njëkkoon ko jox juróom-ñetti millions at ci ginnaaw nag agence judiciaire de l'état da ko
woolu woon ngir signé ak moom benn transaction ngir bañ a topp mbir mi ci yoon te da ko waxoon ni rek dana ko fay lépp. garde des Sceaux ministre de la justice Ismaïla Madior Fall bindoon na bataaxal ministre de l'économie des finances et du plan waxoon ko ni rek dana ko fay loolee sax biraloon nañu ko ci document yi mujj gi nag ñu ni ko rek dossier ba dafa réer ñu bind bataaxal ministre de la justice bu bees bi ak fi ne woon procureur de la république ndax góor gi dafa tàmbali woon rek am jafe-jafe koppar ak ña koy liggéeyal da doon waajalu procédure judiciaire nag faf borom bi def li gën. génnu àddina Astou Sokhna dafa tooyal xolu sénégalais yépp ñu bari barkeelu ca nag ci réseaux sociaux yi moom la tolloon ci fanweeri at ak ñeent ma nga génne àddina ca l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga gannaaw ba mu tollee diggante di yëg metit te kenn teewlu ko borom këram Modou Mboup jébbalu plainte ñeel négligence ak non assistance à personne en danger déglu nañu ko lu yàgg nag niki démb ci altine gi ca commissariat central bu Louga libération di ñu xamal ni bile moo di ñaaxeeli yoon bi borom këru ndaw si di dund xeetu ñaawteef yu ni mel ca l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga journal bi wéyal naan atum 2019 Astou Sokhna dafa aussi noonu gune ga nekk prématuré maanaam matul ci juróom-ñaari weer la juddu benn semaine la dund ñu ni leen génn na àddina ca pédiatrie Modou Mboup di wax ni rek mësuñu leen xamal la xew direction l'hôpital ga nag teggi na tuuma ya aljuma ji di ñëw dañu dëg ma lu dox ñaxtu ca Louga ngir yoon def liggéeyam ci mbiru Astou Sokhna ay bés a ngi nag kii di Samuel Sarr nekk sous contrôle judiciaire ñu di ko toppee abus de confiance ancien ministre de l'énergie gi nag dañu ko dut baram ni Cheikh Amar da koo joxoon 2 milliards ci sunu koppar mu waroon ko joxal rek Abdoulaye Wade waaye joxu ko xaalis ba moom Samuel Sarr juge bu ñaareeli cabinet ba Mamadou Seck déglu na ko ni ko Les Échos di xamle magistrat bi dafa topp réquisitoire procureur de la République ma ubbi woonub information judiciaire ci mbir mi juróon na fi coow nag weeru octobre gi weesu Cheikh Amar dafa waatoon rek ni Samuel Sarr dafa ñëw ci moom atum 2014 di ko yeggee ay jafe-jafe koppar gu maître Abdoulaye Wade amoon mu génnee nag 2 milliards ngir jox ko waaye koppar ga yeggul ci moom Samuel Sarr dafa weddi nag tuuma ya di wax ni xaalis ba benn pàcc la ci boru 2 milliards yu Cheikh Amar yoreloon Abdoulaye Wade loolee sax taxoon rek mu teg plainte ci ndoddi homme d'affaires bi di wax ni dafa bëgg a yàq deram brigade de recherche bu gendarmerie ñoo yoroon mbir mi ba tàmbali woon audition ya procureur de la République sulliwaat na dossier ba placé Samuel Sarr sous contrôle judiciaire. beneen yoon ubbeeku na ñeel ancien capitaine section de recherche bu gendarmerie nationale Colobane Seydina Oumar Touré ma yoroon dossier wu viol ak menace de mort ga dox diggante njiital kuréelu Pastef gi Ousmane Sonko ak masseuse bile di Adji Sarr am na liggéey bu bees moom capitaine ci ay mbind muy xamle ni altine gi la tàmbali jàngale science juridique ci institut africain de management ci gàttal ñu naan ko IAM réalisé na nag benn ci mbëbët ya mu amoon ba mu newee gune mu di ci dolli naan dund gu sotteegul lu ne xaj na ci texte di gërëm borom bi ci loolee gërëm na itam Moustapha Mamba Girassi ak groupe IAM ci kóolute gi tey jaajëfalaale rek ñak ko yoxoon faculté des sciences juridiques et politiques bu l'université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ku ci mel ne professeur Abdoul Aziz Diouf Sidi Alpha Ndiaye may directeur de thèse am ak Mamadou Yaya Diallo muy wéyal naan dafa ne étudiant mi rek nañu ko woowee monsieur Touré waaye ñoom daal capitaine Touré la ñu taamu Seydina Oumar Touré dafa xam ne woon altine juróom-ñetti fan ci weeru mars atum 2021 ni bakkanam a ngi ci xottu gerte ci ay mbind yu mu fësaloon ci réseaux sociaux yi gannaaw loolu lañu ko seppi ci cadre gendarmerie nationale weeru juin gi ñu weesu. Colimi ñu fësalul turam ab responsable APR la dañu koy tudd ci ab coowal chantage ak extorsion de fonds ci mbiru sextape mu teg plainte ci ndoddi ka ne woon coxom santam di si mu di ab élève nekk classe seconde ca lycée wu Medina Fall teg nañu ko loxo placé woon ko en garde à vue ba defee ko parquet ba gune gis yi da doon tëkku Coli ni dana tasaare seen vidéo ya ñu newee woon ca la leen neex noonee la doon fayoo ci la ko responsable politique gi wan ginnaaw ba mu sonnee ci chantage yu lycéen bi nag Coli daal di koy piégé enregistré seen waxtaan fu ko ndaw si di waxee rek mu yónnee ko 4 junni lu ko mooy mu fësal vidéo ya ci audio googule nag la ko li sukkandiku jébal plaintam gaawo la ñu ko jàpp police déglu ko muy weddi la mu def ba ñu ko tegalee enregistrement gi nag mu mujj nangu procureur dana jël ndogal ci moom waaye l'observateur di ñu xamal ni rek ndawi APR bi retiré na plainte ga di bañ rek mu jur lu di yàq deram. Mame Diarra Fam mooy àddu ci kawteef ga am ca l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga muy xamle ci njëlbeen rek dafa waxoon ministre de la santé ni ko yaa gën a rëy budget ci assemblée nationale kon nag def ko ci santé ndax dafa am solo waaye moom Mame Diarra nee na rek bu ñu jëloon budget wu Sénégal yépp def ko ci santé te discipline amul correct ak humanisme du jariñ dara moom nag nee na day dem ci dispensaire yi di faju ngir xam te am na lu mu gis ndax dugg na ci l'hôpital ñu am nu ñu doxaleek moom te xamuñu ni rek honorable député la ba mu wane woo l'hôpital ba yépp daje
dajaloo. Mame Diarra delsi na ci anam wu ñu traité askan wi ci hôpitaux yi te boo waxee ñu ne la puusal mu juddu ndax ba nga ko doon def neexoon na dañu ñàkk yar ak teggin. Mame Diarra dool ci ne rek dañu sax soxor dafa wasin nag ma war a rek mu xam la ndaw sa dund. Queen Biz mi ngi wéy di wane boppam ci réseaux sociaux yi ci ay publication wakki vidéo wam gannaaw la ñu ko yàq yépp ci sortie ga mu def ci wàllu politique tontu na nag ña yaakaar ne xamul dara ci wile wàll ci ay mbindu yu mu fësal ci page Facebook am. Artiste bi di ci xamle ni rek diplôme master la yor ci science politique relations internationales ak diplomatie division des affaires judiciaires ak consulaires yu ministère des affaires étrangères xam nañu ko ndax foofee la dooree nee na nag moo ca gën a mën a wax ndax juriste publiciste de formation la teg na si ne rek xeex bi day door a door ndax lang gaa ngi door a am gan nee na nag na soppee mi suivre page am bu bees ba mu samp rek dippee ko MJR Sénégal ngir di seetaan ay live am ci lu ni mel ñu bari nag yëngu nañu ci kàddu yooyee mu biral di laaj rek ndax Queen Biz am na ay compétences yu ko mën a waxloo ci wàllu politique. Gabriel Kane mooy xamle ni dafa seeti woon rakkam Adji Raby Sarr ngir firndewaat ko taxawaayam ci la ko dal ndax nee na mbir mi du politique waaye daal gu nekk ñaar fukki at la guy dut baaxam benn homme politique bu am lu ëpp ñeent fukki at ak juróom ni da koo sàkku kon nag du moom moo war a tiit way la rek muy ruus dafa war a changer camp. Gabriel nee na ak lu mën a am rek nañu xam ne Adji Sarr la ñu tooñ ba yëfi tàmbalee ba tey nag complot amu ci traite humaine a ca am non assistance à personne en danger ak détresse muy woyal naan dañu yelloo ay responsable yu dëgër su aji ne woon doomu kenn du ñu yegg si fii waaye nag du doomi kenn ma war a rek kenn jëlu ci ay matuwaayam nee na Adji Sarr dañu ko tooñ ba tax na nañu fësal firnde yépp ndax bëri nañu fukki famille ak ñeent dañu soxla dëgg gi. Adji Sarr dafa soxla dëgg gi ngir defaraat avenir am te réew mi yépp a soxla dëgg gi ngir jóge ci xaajaloo gi ñu nekk. Njiitu réew mi Macky Sall ñaari fan la joxe ngir dépôt rapport bi ci taabalam ñel génn pa dina asu soxna ni ñu ko RFM di xamale ku ne ngi wëy di àddu nag ci kawteef googu xewee l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga. Njiitu réew mi nag la mu bëgg moo di l'enquête bi gaaw ci kawteef ga xeex baa ngay wëy nag te jébal nañu rek ca table préfet demande ba ngir amal dox ñaxtu aljuma ji ñu jëm. mu mel ne nag Ahmed Aïdara ak revue de presse pik ak pel ba nga xam ne nag ñu bare ngi doon ko xaar mu wan ginnaaw présentation googu mu doon amal ca groupe des médias. meeru Guédiawaye bu bees bi dafa njuy ñëpp gannaaw ba mu jógee Sen TV ubbi situ boppam di pee ko 2A TV mu njëkk a biralu vidéo di ko yëgle ca ëllëg sa Ahmed Aïdara fës ci ab vidéo di présenté sitam gu bees gi ak la di ca am yépp daal di rek dig daje ay soppeem vidéo ba mu publié altine démb gi nag bari na lool ñu ko seetaan ñu ne it la bare ay abonné. employé wu la poste yu bari amoon ci prêt ya waral coowal benn milliard ak xaaj ba ñu luubal ca poste finance jaax nañu kees ngir bañ a dem kaso juge bu ñaareeli cabinet ba yor dossier bi jot na ci ne rek remboursement yaa ngay wëy sûreté urbaine ma yor l'enquête bee ko xamal journal bi xam le ni fournisseur yu bari ak ay agent wu la poste déglu nañu leen ca sûreté urbaine ngir vérifier koppar ya ñu delloo waaye nag yeneen bénéficiaires yoo xam ne rek atum 2019 la woon dafa mujj feeñ ci dossier gi gannaaw chèque yu bees ya ñu ca gis ñoom ñëpp nag àttekat ba woolu na leen ba jox leen délai wu benn weer ngir ñu fay. chauffeur bile di Sow taxawal nañu ko ci kanam àttekat bu tribunal d'instance su Ndakaaru ni ki démb dañu ko dut baaxam nag ni dafa ëmbal élève mineur wu fukki at ak juróom-ñaar gile di Camara ci audience ba nag la ñu xam ne ni ay waajuru gune gi dañu tàmmoon di loué Sow ci noonee nag la xamanteeg seen doom ba miinanteeg moom yaayu xale bi di xam ne ca baax ba ne rek ba ko Sow waxee ni dafa bëgg a takk doomam daf ni ko mënul nekk ndax élève la te mineur la waaye dafa wëy di gisee ak moom ba ni mu koy ëmbalee ba défense ba ñaanee nag ñu àtte ko ci yërmande Sow juróom-benni weer dong lay mujj tëdd. ay takki billet noir en euro ak billet contrefait en dollar ci valeur u benn milliard ak lu tekk ci sunu koppar le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude des domaines sénégalaise teg loxo ak i defkatu ñawteef yu bari bu nu sukkandikoo ci division de la communication et relations publiques bu DGD ña ngi leen jàppee ci opération de démantèlement de réseau ya ñu doon amal ca diwaanu Louga Thiès ak Ndakaaru opération yaa nga am diggante njeexantalu weeru mars gi ak rek ci njëlbeenu weeru avril gi ñu nekk Louga la ñu tàmbalee teg fa loxo 23 paquets wu billets noirs yu def rek 865 billets wu 500 euros 103 billets wu 200 euros 1392 billets wu 100 euros ak 381 billets wu 50 euros 4 paquets wu billets de banque contrefait yu def 600 billets wu 500 dollars ak benn woto la ñu jàpp ca diwaanu Thiès itam teg nañu loxo ñeenti nit kenn ci ñoom dëkkul Sénégal section de recherche bu gendarmerie wu Thiès moo leen jàpp agent wu GPR yi nag teg nañu loxo it juróomi nit ñeel flagrant délit d'opération de lavage de billets noir ba tey ca diwaanu Thiès defkatu ñaawteef ya nag ña nga woon rek ci ab woto yor saak bu def ay billets noirs la nekk ca saak ba nag yemook rek ay takki 500 ak 200 euros la ñu teg loxo yépp ci xayma mi ngi toll ci 1 308
njàkkarek tiis la pajkat yi yeewuwaale di béer fukki fan ci weer wi gannaaw génnu àddina docteur El Hadji Omar Samb di médecin ci l'hôpital Fann ma nga spécialisé woon rek ci anesthésie réanimation mi ngi génn àddina gannaaw rek ba mu doon waaj a dugal bloc opératoire benn patient loolee nag jurub tiis ci naataangoom yi ni ki noonu nag ci benn page Facebook ay médecin biral nañu fa nag seen ay conditions de travail tey ñaan rek ndombal tànk yi ñu defal ko hommage national ndax soldat la bu dee ci xare te 3500 dong la doon laal saay su aayowee garde Dakar Buzz a ngi bokk nakar wi ak waa këram te koy ñaanal suuf oyof ci kawam. ku yoon woo dangaa war a wuy ji moo di ay kàddu woykat bile di ex membre kuréelu Yewwi Askan Wi moom Idrissa Diop ci ab waxtaan mu sekk ak sunu ay naataango vice président wu mouvement culturel pour le salut du Sénégal di ci xam ne ni rek kenn sutul yoon fii ci Sénégal te njiital kuréelu Pastef gi dafa war a wuy ji teg na si ne képp ku am dossier judiciaire dangaa war a wuy ji ñu seetal la laata rek ngay delsi ci langue politique gi jeunesse bi waratu ñoo nangu politiciens yi di leen gëlëmal way laa di leen nelaw wala fukki nit ak ñeent ñàkk nañu seen bakkan te tegaguñu daan kenn Bijou Ngoné bokk na ca ñaaddu ci mbiru Astou Sokhna gi niki noonu nag delsi na ci la mu dund di wax ni ñaar yoon la dund lu ni mel te ci la ñàkkee taawam bu góor foofu ca l'hôpital principal jamono yooyu nag mi ngi am fukki at ak juróom benn muy matu taxamul sax la ko dal ba su gaaw a yemook le 2 gynéco bi tijji waaye fekk ko fa ci la demee principal sage femme bi di ko traité ci anam wu doy waar Bijou nee na li mu dund ci yoon wi yépp taxoon na mu yaakaar ni rek doom ji du àndaale bakkan bi xale bi juddoo ndaw si ni ko rek dafa naan lu ëpp ci liquide bi ba noppi rek jollu xale bi ci fenêtre gi ngir mu dem couveuse ñaari fan ci kanam ñu ni ko xale bi décédé na Bijou nee na geneen yoon gi dafa ëmb ay seex te médecin bi xamul sax ni ay seex la mu ni ko dangaa am kyste te day màgg ndeke kyste bee doon alimenté grossesse bi médecin bi ni ko rek dañu lay opérer génne kyste bi ndax day wëy di évoluer ba tax na faaw ñu dindi ko defal la tocolyse ñu defal ko opération te ba muy dugg lay door a gis ki koy defal anesthésie Bijou nee na ba mu di ko xotti mi ngi koy yëg di yuuxu mu door di piqûre ci perfusion bi ngir mu nelaw Bijou nee na loolee ma nga xewee rek clinique internationale en face Blaise Diagne ca zone B médecin bi ni ko dafa amee dystrophie boo ko amee nag doo gis say règle mu jaare fa ñàkkaat grossesse su seexam yi accident bu metti ba amoon rek ca weti pont wu Mbaling ci tali Joal bi juróomi nit ñàkkoon ci seen bakkan lu wees daal dina cay juddu apprenti ba Maurice Ndione toll ci ñaar fukki at ak patron ba Mamadou Mbo ci ñeen fukki at ak benn ku ne rek dana tëdd benn atu kaso di fàttali rek ne accident ba nga amoon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars doxoon diggante benn camion citerne bu ba woon Joal ak benn woto marque Renault Dacia Maurice Ndione may apprenti chauffeur ba nag mise en danger de la vie d'autrui et en causer la mort la ñu doon ko toppee Mamadou Mbodj moo ko bàyyee woon woto ba te yorul permis de conduire diiru at la ñu liggéey ñoom ñaar tàggat yaram la ñu koy ndar keppee ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi gannaaw ba ñu biralee ni day jógee Watford Ismaïla Sarr weddi na ko nag ba mu set di wax ni contrat am ak clubam baa ngi dox ba tey international sénégalais bi kii di Thierno Seydi moo xamle woon ca Afrique Sport TV ne day dem te mooy xool rek ndax day desani Angleterre way laa rek day dem Italie ci ay mbind yu mu fësal ci page Instagram am nag wax na ni kàddu ya ñu biral ci avenir am ñoru ko tengagé wul ak benn agent mi ngi sous contrat nag ak Watford te loolu lay bàyyi xel dugg ci objectifu club bi des ci Premier League mbokk yi li lañ leen andiloon tey ci xabaar fii ci Dakar Buzz di jaajëfal kinni si di leen jaajëfal yéen ñi safoo di ñu teewlu di leen jox dig daje ëllëg incha allah